jangeen jëf mbokk yi ñaari waxtu jot na sëkk fii ci Walfa TV bismillah ci xibaar tisbaar gi li ci gën a fees te ñu am yéene faram-fàcce ko ab accident am démb ca Bakel benn minicar bu yeboon ay doomu aadama bu fees dell bàyyee ko woon gaabu moo fa dajeek benn camion bi nag bi dis na ndax seen soxna su toll ci juróom fukki at moo ci ñàkk bakkanam ci saa si ñaar jot ci jële ay gaañu-gaañu métti ba ñu rawal leen l'hôpital ci biir xibaar yi daa ngeen ci dégg leer yi nga xam ne nii moo tukkee ci kii di Alassane Diallo gannaaw ba ñu leen amalee ab bor bu toll ci 2 milliards ci francs CFA banque islamique bu Sénégal saisir na waa groupe Excaf yéene kaay gii di la libération kon mooy xëyee xibaar bi buñ sukkandikoo suñu naatangoo yi toll nañu kon ci ñetti immeuble ñu ràññee si immeuble Excaf yu kilifa yi ngànk banque bi yóbbu ci marché bi tàmbale koy jaay ci biir xibaar tam daa ngeen ci dégg leeral yi nga xam ne ni moom lañ ci indi kon mbokk yi lii mooy li gën a fës ci bopp xibaar yi yéen mbokk yi saxoo dégloo ko seetaan Walfa TV asalaamaaleykum. Bismillah ci xibaar yi ab accident am démb ca Bakel benn minicar bu yeboon ay doomu aadama ba fees dell bàyyeekoon fële ca Gaabu moo fa dajek benn camion bu doon doo ay xel yu métti bilang bi nag diis na ndax seen soxna su toll ci juróom fukki at moo ci ñàkk bakkanam ci saa si juróom benn jot ci jële ay gaañu gaañ ràññi si ñaar ñoo xam ne ni waxtu wu ñu woy seen mbokk xamal leen ne dee nañu kon du leen bett moo néew ko soxna soosé kon fu mu toll nii mi ngi ci morgue hôpital sunu xibaar yi weesu dégg ngeen ci correspondance kii di Alassane Diallo musiba ju ni mel moo am fële ca fële nga xam ne nii moom moo di ca Daara jàpp Linguère ab camion enen Chine di entreprise buy liggéeyee yoonu Touba bi liggéey kon yoonu Touba Daara bi moo fa mbëkk ci fajar cuy gi benn góor gu mag dafa julli ji woon ci jàkka ji ba muy ñibbi nag ci la camion bi jaar ci kawam bu dee mu dee ci saa si moom chauffeur bi moom it dafa wàcc oto bi rek daal leen waqet daw gendarme bi nag ñu ngi koy wër ngir teg ko loxo gannaaw nag ba ñu jëlee néew góor gi daal di koy yóbbu fële nga xam ne nii moom moo de ca morgue hôpital lu jëmit ci xibaar bi dañ ci dellu siwaat ak suñu naatangoo bii di Mamadou Makhtar Sarr njàq rek tiis ñoom la askan woo dëkkee fële ca quartier Ndoyeen ca Mbàkke xëy tey jilee gannaaw bañ leen tàggee seen doom Pape Sila Ñang ab élève la toll ci fukki at ak juróom dafa réeroon ay woy juróom ñu di ko wër fu nekk ndekete yoo ma nga ca biir kër ga dañu kaa fekk nag mu dee sax ba tàmbalee yàqu alkaati nag ubbi nañ ci mbir mi ab l'enquête ngir xam dëgg-dëgg ana lu faat Pape Sila Ñang moomee dañuy dem ca Touba fekk fa Mamadou Makhtar Sarr ñu ngi may xamante ni élément boobule yembul daañu ci del sa incha allah rabbi ci suñu yeneen i jotaayu xibaar gannaaw bañ leen amalee ab bor bu toll ci 2 milliards banque islamique bu Sénégal kon saisir na waa groupe Excaf yéen kaay gi de la libération kon moo xëyee xibaar bile bu ñu sukkandikoo suñu naatangoo yi toll nañu kon ci ñetti immeuble ñu ràññee si immeuble Excaf bi nga xam ne foofu la nekk kilifa yi ngànk kon banque bi yóbbu nañu marché bi tàmbale koy jaay yóbbu nañ ko kon dugal nañ ko ci marché bi tàmbale koy jaay gannaaw nag ba ñu amalee ab ndaje ci seen biir ñoom kilifa yi ngànk groupe Excaf nee nañu daañu yëy yàbbe ci mbir mi waaye ci communiqué lañ koy fas yéene jaarale kon lu jëm ci xibaar boobee daañu ci tiis incha allah rabbi ci sunu yeneen i jotaayu xibaar. toll nañ ci ñetti prisonniers yu rëccee ca prison ba nekkee fële ci diwaanu Sédhiou ñoom ñëpp nag ñu ngi leen tëjoon ñii 2 at ñi ci des ñetti at ci kaso nee nañ nag dañoo jël seen lim ak grillage prison ba laata kon ñoo ab almet muy nag loo xam ne nii du bulet ñu koy nemmeeku kon ca prison boobulee dañuy dem ca Sédhiou fekk fa Lamine Bayo. Baydi Pouy Alpha Oumar Diakhaté Lamine Ndiaye dafa di ñetti nit yoo xamante ni caabi moo leen féetee ginnaaw ñu daal di leen téye fii ci prison Sédhiou ku ci nekku ne am ñoo xamante ni ñetti at la ñu war a tëdd kaso am ñoo xam ne 2 at la war a tëdd kaso ñoom daal loolu la ñuy gis ni daal di daje seen palanteer jooju daal di tëb dajjeeku ba léegi kenn gisul leen mbir mi bu mu doon xeew guddi la woon diggante 3 heures du matin jëmale ci kaw ñu doon koy def guddi ajuma njëbale ko mooy tey ci samedi ñi nga xamante ni ñoom lañ bokkal ne ñoom daal bu ñu gisulee ñi nga xamante ne ñoom lañ bokkal ne dañ daal alerté administration pénitentiaire waaye ba léegi si suñu gëstu xam ni que robinet bu nekk seen toilette la ñu tëjji pour que ñu bañ a xam ni que dañ doon dajji seen palanteer jooju ñu daal di tëb
agent administration pénitentiaire ñu ngi ba léegi def seen kéemtulaay kattan leen wër fii ci biir Sédhiou gendarme tamit daal doot na tijji na benn enquête xam ñoom mbir mi nuñ ko defee nañ lañ ko jaare ba yegg ba daal di yegg ci biti waaye ñi xamal nit ñi rek mbir mu évasion ren ji tamit ci mois d'août bi am na boo xamante ni jot nañ koo enregistré waaye di xamal nit ñi que li nga xamante ni ñu ngi koy mbëbët saa su ne que prison yi seen effectif administration pénitentiaire dafa néew waaye tamit boole ci ni que bâtiment yi tamit dañoo sonn que nguur gi war na fexe mun koo rénover saa su ne lii di Amnesty International wala yeneen kuréel yoo xamante ni mooy observatoire des lieux de privation de liberté ñoo ñëpp jot nañ fi ñëw Sédhiou di xamal lu mel noonu Sédhiou Walfadjri rajo TV Lamine Bayo. jaajëf Lamine Bayo ñu ngi lay sant di la gërëm toll nañu kon ci ñetti téeméeri soxna yoo xam ni dépisté nañ leen foofee ca diwaanu Louga xool seen yaram xool ndax xam ñu ngi ak jàngoro ji di cancer waawam déet mu nekkoon nag am ndaje moo xam ni ñu ngi ko def kon ci waaye ay kilifa yu takku dañuy dem ca Louga fekk fa kii di Omar Kayre. lu jige fukki jigéen yoo xamante ni gis nañ ci seen yaram ay coppite yoo xamante ni mën na leen a jural lii ñuy wax canceru col de l'utérus lii nag mi ngi am keroog bi LISCA doon amal journée de consultation gratuite bi fii ci district sanitaire bu Louga. fukki jigéen ñoo xam ne yaakaar nañ ne amoon nañu ay coppite yooyu bañ leen seetaatee gis nañ ni ci ñeent ñoo ci am feebar bi li nga xam ni moo nar a jur cancer bi ëllëg te ñooñu defal nañ leen seen cryothérapie faj nañ leen ba ñibbi nañ. journée de consultation gratuite boobu nag mi ngi am gannaaw bu ñu formé juróom benn fukki sage-femme ci ndaka la ñuy defee dépistage du cancer col de l'utérus bi ak façon bi ñu koy traité ak machine bi di cryothérapie. pour que ñoom ñu gën a ñu xarañ boobu ñu mun ko am nga xam ni district bi dinañ mën ñoom di continuer di seet jigéen ñi ci seetin boo xam ne bi bu yomb lay doon te koo xam ni kii gis nañ moo am coppite boo xam ni dafa nar a jur cancer ëllëg dañ leen jàngal tamit ñu def cryothérapie maanaam faj boo xam ne bii glace lay doon buy tax ñu rey coppite boobu. ngir nag dépistage yooyu di am régulièrement ak nag di suivre jigéen ñi nga xam ne gis nañ ci ñoom yenn coppite yi LISCA ak partenaire am bi di DP World daal di may district sanitaire bu Louga machine bi ñuy wax cryothérapie ngir mu gën di taxawu jigéen ñi. ñëpp xam nañ ne ci wàllu conteneur la ñuy liggéey mais dañuy jàppale population bi ci domaine santé bi ànd ak waa LISCA ak professeurs yi nga xamante ne ñoom ñooy dérouler programme bi ñu ñëw defal leen formation pour ay xarala yoo xamante ne ñu ngi leen di wax diagnostic IVA IVL. li ñu tëgal mooy ne dañu bëgg tas dépistage bi tas xam-xam bi ci district sanitaire u Sénégal commencé nañu ci fukki district bi fii DP World mi ngi ñuy jàppale pour ñetti district donc tàmbali nañu ci Louga dinañu dem Saint-Louis après dinañu dem Tëngéej. Koddu Saw mii nag nga xam ne dafa ñëwoon ngir dépister wu si di rafetlu bu baax machine bi ñu leen may jàpp ne dina tax ba ñuy mën di seet seen yaram ak di faju te duñu fay lu bari. comme lu mel ni wàllu cancer bi bu butitu njurukaay ak cancer réel xam nga loolu lépp mi ngi ci ñun soxna yi te duñu ko xam léegi nag lu mel nii bu amee bu ñu ñëwee kenn ku ci nekk bu fekkee yaa ngi koy gis ci sa yaram ñoom dinañ ko xam dinañ la ko wax man la ko teel a fajal nga ànd ak sa wér-gi-yaram. traitement wu cancer du sein wala col de l'utérus yenn saay way feebar bi mën na cee dépenser ñaari millions wala lu ko ëpp waaye nag ak machine bii di cryothérapie dina tax ba nga xam ne daañu teel a gis yenn soppeeku yi daat koy faj te doo ci fay xaalis bu bari. Omar Kayre Louga Walfadjri. jaajëf Omar Kayre ñu ngi lay sant la gërëm gën ngaa bari juróomi fan moo des ci tabaski bile waaye boo demee ca kawoon ca kaw la ka xar yi tuur na fa ak doole waaye kenn mënu leen laal ndax cher. dañuy dem kon ca kawoon fekk fa kii di Alassane Ba. lu yees ayub bis des ngir ñu mën a yegg ci feetu tabaski bi ñi nga xamante ni ñoo di borom kër yi ku nekk si ñoom di wut xar mu muy tabaski fii ci kawoon nga xam ne fekk nañ fi xar yu bëree bëri yu mën a doy askan bi yëpp soxla waaye jafee jënd ndax client yi nee nañ prix yi dafa cher lool. 90 000 95 c'est trop cher. naa ñu aj rek moo fi nekk ndax xam ne ni soxla nañ ko kese dara newu si. jaay catégorie ay 95. 125 75. xar yi ñu ngi ñëw waaye fu nekk nii xaw nañoo seer moom fu nekk nii moom wax dëgg yàlla yomb moom defuñ ko moom. waaye yàlla mun naa mu yomb de waaye benn instant yi moom yombagul moom. ñi lee di jaaykatu xar yi ñu fekk foofu ñoom tamit di dëggal prix yu cher yi waaye di wax rek lan moo tax seen prix yooyu ñu yéegal ko. nit ñi di jënd di jaayaat loolu mooy indi seeraayu xar bi parce que boo jëndee benn xar tey
70 000 wala 100 000 francs il faut nga wut bénéfice tuuti nga tegu ci kawam pour am dara loolu moo indi seeraayu xar bi ak ñoom tam nee nañu lu ñuy dépenser si yoon bi moo métti moo tax ñuy seeral xar yi ñoom tam loolu. ndax élément bi dafa seer waaw mais léegi tey dafa dajale nawet bi xam nga gaawul taw mais ñu nekkoon na dugg boori Mauritanie yooyu côté Mali yi ko moom dañu leen xont xar yu baax ne macha allah mais xaw nañ seer non prix yi moom dana xaaw ku ñëw ku am xaalis daal da nga am xar daal incha allah rabbana. bile borom kër yore ay koppar yu bëri ci poosam waaye gisut xar mu mat tabaski bu yellook li mu yore ci poosam ne lii daal li ciy pexe mooy di peese jur yi di jaay. lii moom bu fekkee ne dañu moom bu dee dañuy taxé ne moo gën a métti sinon fekkoon daa kontaan ñuy peese xar yi nañ peese xar yi. d'accord nga ci peese xar bañ a nangu. kilo ñaata. waaye bu dee kilo 4500 5000 ba 6000 francs baax na nañ ko peese dina baax nañ peese xar yi ndax bus yi dañuy jaay dañuy peese te pertuñ kon ñoom nañ peese xar yi waaye bascule fee teg loo boo ko sa chance loolu moo gën a yem. maanaam comme daal nga ñëw teel a jënd rek ndax final wóorul. coow li bëreeti comme ni muy amee at mu nekk ci njëg yu jéggi dayoo ak xar yu manqué yi nga xamante ni ñi leen di jëndkat yi saa su ne moom la ñuy jooy wuuteeg ren ji nga xamante ni xar yi bëri nañ loolu li ci des mooy yan pexe yu sax dàq la ñuy def ngir lu waay am rek mën cee am xar bu mat tabaski kawoon Alhassane Ba Abdoulaye Dia Walfadjri. Alhassane Ba ñu ngi lay sant di la gërëm gannaaw ba ñu ko tàmbalee liggéey boobaak léegi daan toll na daanaka ci ay at aéroport Blaise Diagne ba ne fu la ci jaskan dana ubbi ay buntam ci weeru décembre wala ñuy dëgmal Momar Cissé mi meeru Kër Moussa moo ko xamle gannaaw tànk nemeeku yi mu amal woon kon ci barab boobulee dañuy dem ca Thiès fekk fa soxna may mun a sekk. njiitu commune bu Kër Moussa nag amalub nag visite guidée fële ci aéroport international Blaise Diagne moom nag rafetlu na bu baax nañu liggéeyee aéroport bi le Momar Cissé. teewaay bi fii dañuy sant yàlla ndax aéroport bi mën naa wax ne ci sama loxo la juddoo ndax depuis 2000 yàlla dogal tey ñu ngi bëgg a yegg ci terme bi parce que ñu ngi am yaakaar ci ne d'ici mois de décembre daañu ko war a jébbal réew mi pour ñu war ko commencer exploiter. loolu aussi dañ ciy sant yàlla ndax fii ñu taxaw tey moment yi ñu fiy ñëw c'était très difficile. maire Kër Moussa bi nag àndoon ak ñenn ñay yeewoo ca fanweeri village ak juróom benn yi nga xam ni ñoom la ñu tëxal def fa aéroport bile dellu si waat bu baax ci njëriñ li nga xam ni moom la aéroport bi di am. parce que am na village bu fi nekkoon tey jamono di dox ba ñu ne aéroport bi pare na wala boog li ci des barewul loolu moo tax mu wax ne ñun dañ ci war a sant yàlla bu baax. ndax nag ba ñu koy tàmbali du woon ñun rek am na ñeneen sénégalais am na ñeneen citoyens yoo xam ne ñun ak ñoom ñoo bokkoon di def liggéey bi tey yàlla dogal na ñooñu peut-être ñu ngi ci yeneen i activité wala nekkatuñu sax ci àdduna bi ñu di leen ñaanal yàlla na suuf seer ci seen kaw. ba ñu demee fële nga xam ni moom la ñu jagleel njiitub réew mi di pavillon présidentiel moom président bu conseil municipal nag xol ba tooy mu yëkkati ay kàddu jëmale ko ci mbébét bu mu am ca place boobule. ci loolu itam. fii ñu toog mu nekk village boo xamante ne mënuñu ko fàtte parce que village la boo xamante ne fii la nekkoon tey ku fi ñëw te xamoo woon village bi mënoo wax ne néeg bii fi la nekkoon wala bële fa la nekkoon ku fi ñëw te xamoo village bi xamoo armeel yi fan la nekkoon ku fi ñëw te xamoo village bi doo xam école yi fan la ñu nekkoon yooyu yëpp ay école ñu ngi fi woon mais yëpp ñu dindi ko mais la taxoon ñu dindi ko aussi c'est pas parce que par soxor wala nangam ak non gis ne lii dafa war a mën a nekk te intérêt population bi la te it population boobu aussi bàyyiwuñu leen ndax ma leeral ne aussi dañ leen fi bu nekkul ne dañ leen fi jële rek yóbbu avant ñu leen fiy jële fekk kenn ku ci nekk utal nañ la foo xam ne boo ñëwee ci biir ngay dugg. pour immortaliser fii aussi wax naa ne dinaa proposer le conseil municipal ñu def benn délibération pour demander le président de la République pour que le pavillon porte le nom de Mbadat. ñu liggéey ko ci lu toll ci 4500 hectares def ci ay koppar yu war a tolloo 400 milliards ci sunuy xaalis moom aéroport international bu Blaise Diagne nag fii ak ñeenti weer rek lépp war na yemb ba ñu jébbal ko askan wi fi mu toll nag li des du lu dul finition yi ak koy rafetal installation yu bëri yu nekk ca aéroport ba nag moom Momar Cissé di maire Kër Moussa ak délégation ba mu àndal yëpp nag visité nañ ko. Thiès Maymouna Seck pour la radio télévision Walfadjri. jaajëf soxna Maymouna Seck ñu ngi lay sant di la gërëm mbokk yi kon ci foofu lee ci la ñuy tàbbiseeg yéen ci xibaaru bitim réew yi dañ ciy ànd ak soxna Safiatou Cissé. balaa mu doon
jël ay bagaasam ngir dem foofee sa tugal ngir amali fa ay vacances am kii nag di Alassane Dramane Ouattara di njiitum réewum Côte d'Ivoire woote na ab ndaje ngir waxtaanee lépp lu jëm sa wàllum kaaraange sa biir réew ma ngir xool ana yan pexe la ñuy tëral ngir xeex lépp lu jëm si wàllum terrorisme ndaxte nag bu ñu xoolee si jamono ji yenn si quartier yu si mel ni Bouaké Korogo Fresco wala sax Adjopé yooyee di ay dëkk yoo xam ne ay cong bëri na fa lool tax rek muy sàkku si ñii di woy takk der yi mu di gendarme policier wala militaire ñu boole seen kéemtalaay kattan xeex lépp lu jëm sa wàllum terrorisme te jéem a aar lii di capitale ba di Abidjan. États-Unis foofee sa Texas si dëkk ba ñuy dippee Houston nekk ñeenteel dëkk boo xam ne moom moo gën a rëy sa États-Unis fare sa bët saalumu réew ma ña fa yeewoo si mbënd gu tar la ñuy dund gannaaw ba ñu fa nemmeekoo taw bu am doole fa wàccoon si ajuma bi ñu génn yemook ñaar fukki fan ak juróom si weeru août ñu dem sax ba jàppoon ne lu nu mel ouragan la si nu ne sax lu toll si ñaari doomu aadama jot nañ see ñàkk seen bakken ba tax rek jëwriñ ja nekkee foofee sa dëkk ba di ñaaw njort di xalaat ne bilan bu ni mel nag mën na gën a yées. ñu jeexalee yi lépp xibaaru bitim réew foofee sa Irak lu toll nag si fukki doomu aadama ak benn ñoo jot a ñàkk seen bakken si ab congo bu ñu amal foofee sa Bagdad si Sadri City di ab quartier bu nekkee sa penkum dëkk ba lu toll tamit si ñaar fukk ak juróom-benn si ay doomu aadama ñoo si jotee jëlee ay gaañu gaañu lu ni mel nag jëwriñ yore kaaraange bi réew ma ñoo ko xamle si bésub altine ji waa kër docteur ya ñoom di xamle ne ñi nga xamee ne nag jëlee nañ ci ay gaañu gaañu wala ñu ñàkk ci seen bakken ñi nga xam ne dañuy saytu kaaraange réew ma bokk nañ ci. tàggat yaram Cheikh Ahmed Tidiane Gomis lañ si àndal seen Cheikh asalaamaaleykum. maaleykum salaam Seydina Omar Ba. basket jeex na Nigéria mujj na koy gàddu ci kanamu Sénégal. waaw Nigéria moo wutu Sénégal ci afro basket ci wàllu jigéen ñi gannaaw bi mu dooree sunu gaynde yu jigéen ñi démb ci li nga xam ne mooy 65 à 48 match bi nag doortel bi nag neexoon na lool ci Sénégal waaye nag mujjewuñu jàpp ba mu dëgër ba waa Nigéria yéeg ci kaw waa Sénégal kon nag ñu ànd ci ak Nafi Amar. This competition and they beat Senegal in the final by 17 points. gaynde yu jigéen ñi daal dinañu daanu ci kanamu Nigéria muy équipe boo xamante amul benn matcham bu mu ñàkk ci bile édition moonte gaynde yi sax sóobu nañu woon ci match bi ci anam bu rafet li ni mel tax ci premier quart-temps bi ñu rawee kii di Nigéria fukk ak ñeenti poñ yooyu nag gaynde yi téewuñu ko seen loxo ba tax bi ñu eggee ci mi-temps bi Nigéria daal di jiitu Sénégal lu tolloog juróomi poñ score bi nekkoon fanweer ak ñett jàpp ñaar fukk ak juróom-ñett. Nigéria am li nga xamante moo di meilleure attaque bi yamul foofu daal di teg défense boo xamante Sénégal mënu ci dara li ni mel sax tax ci troisième quart-temps bi lu tolloog juróom-ñaari simili Sénégal dugalul benn panier ba ñuy tàggatoo ci boobu le quart-temps Sénégal am fanweer ak juróom Nigéria am ñeent fukk ak juróom-ñett li ni mel nag mu mel ni Sénégal mënatu ci dara Nigéria amal cong boo xamante kenn mësu koo gis ci afro basket bi téye Sénégal ci poñ Aya Traoré ak Oumou Khayri Thiam am ay tir primé li ni mel nag taxul Sénégal gagné bi le final ca mujjantal ga Nigéria am juróom benn fukk ak juróom gaynde yu jigéen ñi daanu ak ñeent fukk ak juróom-ñett Nigéria nag ci jamono gi mi ngi yëkkati ñetteeli coupe continentale am gannaaw bu mu ko yëkkatee atum 2003 ak atum 2005 ba nga xamante sax Sénégal la daanoon bu dee Sénégal nag bi mooy juróom-ñaareelu yoon muy am li nga xamante moo di médaille d'argent dina ànd ak Nigéria représenté diwaanu Afrique fële ca Espagne ñu fas yéene fa amal coupe du monde atum 2018 Astou Traoré daal di ràññeeku waat ci bile jongante mu nekk meilleure marqueuse bi am téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñetti poñ li ni mel dëggal ni Astou Traoré moom moo ëpp li mu dugal ci ay poñ ci histoire afrobasket ndax jamono gi mi ngi am ci compteur am juróom-ñaari téeméer rek fukk ak ñeenti poñ li ni mel tax mu bokk ci li ñuy woowee 5 majeurs yi juróom-benneeli participation Astou Traoré bii nag dina ko fàttaliku bu baax ndax tabb nañ ko ci MVP wu afrobasket 2017.
mu ngoog loolu di ay jàngatu soxna Nafi Amar Fall mu nekkoon nag match boo xam ni ki démb la woon xanaa jigéen ñi amuñu droit def musculation. waaw mais xam nga sport. parce que sport parce que démb moom seetlu naa ni nigériens yi dañu ëpp doole suñu gaynde yu jigéen ñi. waaw xam nga de nature. Nigéria maanaam Nigéria. seen nit yi ñoo ëpp doole ñun suñu nit yi. boo gisee ñoom dañoo punkal dañoo njool. nganda noonu la. waaye tamit li nga wax dafa am solo. au niveau la ñu wax. au niveau. dafa laaj booy def sport au niveau il faut ngay def ay musculation. ay endurance. musculation ak endurance. waaye boo gisee waaye nag. musculation endurance Seydina Omar Ba xale moo koy def du mag. mag boo ko ne mu dem defi ay endurance ak ay musculation. dégg nga mu dog loolu xam nga beneen affaire la. jaajëf Cheikh ñu ngi lay sant di la gërëm kon bu ñu jógee kon ci wàllu afro basket dañuy wax ci wàllu handball coupe du Sénégal mu soxal góor ñi. waaw coupe du Sénégal xam nañu ñeenti équipe yi di dem demi-finale ci wàllu góor yi ci wàllu handball booy xoolaat nag am na ci benn équipe bu Ndar équipe bu Tëngéej équipe bu Thiès ak équipe bu Ndakaaru kon nag ci quart de finale yi amoon ci week-end bi mu ngi nii US Rail bi nga xam ne moo jëloon coupe bi daaw moo daan Olympique bu Diourbel daan ko 22-26 UGB Saint-Louis la nekk moo éliminé ASFA bi final woon daaw te ñàkkoon ko daan ko 26-24 Saltigué bu Rufisque moom nag moo daan US Gorée 35-33 GIA mujjee éliminé Stade de Mbour 32-27 kon nag booy xoolaat am na équipe bu Ndar équipe bu Thiès équipe bu Ndakaaru ak équipe bi ñuy wax moom mooy li nga xam ne moom mooy équipe bi ñuy wax équipe bu Tëngéej ak Thiès xam nga tuuti rek les 4 communes ñu représenté woon ko mooy Gorée rek a manqué Saint-Louis Tëngéej Dakar Gorée rek a manqué voilà handball kon nga xam ne handball ñu ngi koy joué fépp voilà ñu wax ci wàllu football Sénégal Burkina Faso samedi ji na ci bésu tabaski bi. waaw ay wax ko tabaski bi match bi fi mu dal baaxul dara neexul ba neexul dañ koy wax waaye nag sunu gaynde yi ñu ngay waajal ñu nga sali di waajal match boobule am na ci nag ay joueurs yoo xam ne ñëwaguñu ñu ñëwagum baregul ba tax na booy xoolaat rek xoolal fii fu mu nekk ni bareguñ de gis nga leen gis nga bëri am na ñeneen ñu des ñoo xam ne dinañ ñëw après gis nga Aliou Cissé sax mu ngi ànd ak ñoom di daw di waajal ñuy waajal li nga xam ne moom mooy match boobu la moo xam ne match bi le 2 la ak le 5 aller bi fii retour bi fële match boobu nag ñëpp jàpp nañ ne ku ci am ndam ci ñaar yooyu ku ci am ñeenti poñ juróom benn poñ la ñuy wut ku ci am ñeenti poñ boo ma yaay dem coupe du monde jeexale ko wàllu football coupe de la ligue amateur. waaw coupe de la ligue amateur li nga xam ne moom mooy final bi xam nañu équipe bu ñëwagum final moom mooy Kër Madior moo daan Demba Diop moo nekkoon derby Mbourwa Kër Madior moo mujjee daan 4 tirs au but à 2 temps réglementaire nag ndam dikul kenn dugalul dara beneen demi-finale bi bu subaa lay am ca stade Mawade Wade bu Saint-Louis UGB mooy daje ak Sofa bu Ndakaaru. jeex na jeexagum na de. waaw jeexagum na xam nga rek li nga xam ne moom mooy wàllu tàggat yaram moom. mu ngi noonu rek. waaw. l'essentiel xam naa ne ku mën a tooñ nga de. lu ma def gars yi rajo jàmbur yi ngay naan ñetti nit ñoo koy déglu. jaajëf Cheikh ñu ngi lay sant di la gërëm mbokk yi kon ci foofu le ci la ñuy tàbbi seeg yéen ci ñaareelu xaaju xibaar yi. tey jii benn ponk la te mooy li ci yéenekaay yi ki ko nafar Abdoulaye Bopp la. dal leen ak jàmm ci tolluwaay réew mi ak ni réew mi bindoo ci wàllu politique ak li fi faral di xew askan wi dëkkee di ñaxtu saay su ne doon lu jaaxal lool ki di Alioune Tine ma jiite woon RADDHO ma ngay dànkaafu nguur gi ma ngay artu nguur gi ne nguur gi bu teelu ta jóg fagaru bu teelu ta diisoo bu teelu ta waxtaan réew mi mun naa dundaat 23 juin ba woon Alioune Tine ne bu ñu deful ndànk 23 juin ba woon nuyoo si ak na mu jàngatee réew mi ay kàddoom ci Walf Quotidien Alioune Tine daal dina sàkku ne bu weesoo tabaski na nguur gi amal waxtaan maanaam dialogue ca na mu gën a gaawee ngir jàmm
jàmm am ci réew mi ngir 23 juin ba woon bañ a amaat na nguur gi waxtaan ak ñëpp doon lu yitteel lool Alioune Tine yéen a bi di direct info ne njiitu réew mi Macky Sall ci jamono ji waxtaanatul ak ay jege ñaaleem ñii di ay ministre am mënatuñoo waxtaan ak njiitu réew mi Macky Sall yéen a cabinet bu weesoo premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne moom dong lay diisool moom njiitu réew mi Macky Sall bu mu ñibbisee vacances ba tey direct info ne ana lu muy waaj ana lu muy nas daw coow ci direct info ne njiitu réew mi soobu na ci yeesalaat gouvernement bi yéen a cabinet bi le gouvernement dina ci am ñoo xamante ne duñu dégg seen tur dootuñu wuyoo monsieur le ministre ñenn ñi daan leen tuxal jox leen beneen ndombol tànk ñi doonoon ay ministre te ñu jotoon leen investir ci élection législative yi ñu weesu ñooñee daañu wutali assemblée nationale yéen a cabinet maître Sidiki Kaba jawriñ gi ñu dénk wàllub yoon amaana ñu jëlee ko fa dénk ko affaire étrangère yéen a cabinet njortu ne kii di Moussa bu Kédougou mun na doon ku bees ci gouvernement bi daw coo ne ci waxtu wi la njiitu réew mi Macky Sall talatul lenn lu dul gouvernement am yéen a bi di 24 heures ne bu deful ndànk mun naa folleeku moom Maïmouna Ndoye Seck gannaaw dogal ga mu jëlee fa Cheikh Tidiane Ndiaye ca AHS yéen a bi gis ne Maïmouna Ndoye Seck mile googule doxalinam mun na ko xañ ndombol tànkam ndax na mu jëfe ca AHS neexul benn yoon njiitu réew mi Macky Sall yéen a bi di l'évidence ne bu weesoo gouvernement bi coppite geneen mun na am ci assemblée nationale nguur gaa ngay nas ay pexe ca kaw ngir mun fa jële Moustapha Niass teg fa Mahammed Boun Abdallah Dionne ci kilifteefu assemblée nationale yéen a bi di l'observateur xëy wutali États-Unis ne ñu ngi ko fay takkal bagage am ngir delloo si ko ci réew mi di Assane Diouf ma dekke woon di saaga njiitu réew mi Macky Sall borom partagé leen vidéo bi yéen a bi di l'observateur ne partagé leen xibaar bi Assane Diouf moomule ginnaaw ëllëg dañ ko delloo si Ndakaaru waaye du doon moom kot dina ci feggoog lu tolloog ñaar fukki sénégalais yi seen nekkin awul ci yoon ca États-Unis yéen a bi ne Assane Diouf ak ñamuy àndal xaaji guddi maanaam 2 heures du matin lañ leen fas yéene wàccee ci Ndakaaru yéen a bi di Sud Quotidien wàcc nam liggéey ndem si yàlla Alioune Ardo Sow dem na njiital CSS yéen a ne démb lañ ko jébal boromam yéen a ne réewum Sénégal ak Mali ñoo ànd delloo njukkal Alioune Sow bâtisseur ba moom mi béy waaram ci réew mi jot fee tabax lu bëri njiitu réew mi Macky Sall xam le ne ndem si yàlla Alioune Sow royukaay la war a doon ci ndawu Afrique njiitu réew mi Mali feelu ko Ibrahima Boubacar Keïta mi gis ne Alioune Sow mi dem ne ku jàmbaare dem na ku yiw dem na ku sell dem na Thierno Madani Tall ci Sud Quotidien jàpp ne Alioune Ardo Sadio Sow gisoon na génnub àddunaam yéen a bi di Le Soleil ne démb la woon levée du corps am waaye delloo nañu njukkal bâtisseur ba moom mi woyam dootul fay ci réew mi gannaaw lim fi jëf njiitu réew mi Macky Sall ne lii di pont de l'émergence dañ ko tuddee ndem si yàlla Alioune Sow Ibrahima Boubacar Keïta ne Alioune Sow mile jullit bu mag la woon yéen a bi di las ne ci waxtu njaal la ñu nekk njiitu réew mi Macky Sall jot naa jàll askanu Sénégal ndem si yàlla Alioune Ardo Sow moom la ñu nar a duppee pont de l'émergence waaye njiitu réew mi Macky Sall jot naa yeggee njaalam ca Touba jàpp Taïf yéen a bi di Le Quotidien njiitu réew mi Macky Sall ma nga woon ca Taïf ma ngi fay leeral ne ca Daaru Xuddoos la jaar ngir mun a yegg ci yoonu murit ci Vox Populi mi ñu xëy xaymaal li faral di xew ci musiba ci Afrique sowu jant maanaam ci espace CEDEAO yéen a bi ne ci diruk ñaari weer lu tolloog juróom-ñeenti téeméeri doomi aadama faatu nañu ñii ci ay musiba ñii faatu ci ndox mi ñii faatu ci lakk ñii faatu ci accident waaye bu dee Sénégal tali bi moo gën a fës ca la muy rey ci ay doomi aadama yéen a bi di 24 heures ne bu ñu deful ndànk groupe Excaf Télécom ci suux la dem gannaaw bor gamu yoral banque islamique du Sénégal toll ci ñaari milliards yéen a cabinet doon lu waral banque islamique du Sénégal daal di teg loxo ay immeuble Excaf Télécom bokk na ci fa RDV nekk ak yeneen ñeenti immeuble fas yéene leen jaay fileeg fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru septembre libération ne ahakañ loolee am Excaf Télécom mu ngi ci guddi gu bër setagul gannaaw bor gamu yoral banque islamique du Sénégal tax lu tolloog ñetti immeuble Excaf ak fa RDV nekk banque islamique nekk ci yoonu jaay ko yéen a cabinet les économies suñu gayndew jigéen ñi def nañu jaloore ca Bamako démb lañ ñàkk lii di final afro basket Nigéria moo leen ko xañ ay kàddoom ci les échos Moustapha Gaye mi tàggat équipe nationale yu jigéen ñi ci wàllu basket ne jeex na tàkk dootu leen mun a tàggat ndax diisoo naak waajuram bu jigéen yéen a kabili stade ne gaynde yi daanu nañu naam waaye qualifié nañu mondial 2018 lu aju ci mercato gaynde yi Keita Baldé ñu ngi koy xaarandi ca Inter yéen a cabinet daanaka jàppandina yéen a cabinet suñu lamb xëy géewal Eumeu Sène Bombardier roi des arènes addu ci biir yéen a cabinet moom Bombardier artu ne bu weesoo ñaar fukki fan ak juróom ci weeru décembre dootul bëre combat yéen a cabinet di enquête xëy duñu enquêtal wàccaayu tabaski bi yéen a cabinet gis ne marché HLM foofee la ñu taamu yéen a cabinet gis ne munoo toog tribunal bengoon jot te déggoo ne ab soxnaa ngi ni ñu jàpp ko ci sàcc ca marché HLM Mamadou Wan di sociologue gis ne yenn ci soxna yi jàngoro sàcc la ñu am. jaajëf Abdoulaye ñu ngi lay sant di lay gërëm di sant mi di gërëm bu baax a baax ajaratu Penda Diallo Guèye mi fare woon ci xarale gi réalisation Moustapha Diop ci kàddu gi seen mbokk Seydina Omar Ba kon mbokk yi mucc gu sax te ànd ak xéwal yàlla na ko yàlla tuur ci askanu sunu gaal yéen doog jàmm